Adama Barola boso for the UDP boso la glass fenol Lamin ite example ti ponninkel te fango be lola politique to wato menna polo ma hani sanji tan sa bo fango bana mo ponninke balti o wato andu yake nu nyame fana ngaka wo nyale nga commence as independent candidate mo man long data de la dol ka fuka ni mu jumal mañi lo bari wo sangola di niol drone ka bulan no di niol sanji tanin fula sanji tanin saba sanji tanin bari manji kilate ni quantité la nyam kabri 1982 for 1992 ni mira di niol me sanji tanin fula soto na 92 wo mari sanji mwani fula soto ya je na gagné on ata nyam ka to wodi niol wolle menta ikita ke balti 92 so ifana ima mistake sai inata UDP de duale simaya bani jata kende ala ani harje frima ani ila na nyol be fondinkel mel be jam alsa mutafe ali bula noma ali yaji ko ala hammo momenti UDP kono ani banko kan be woje fondinkel ni musol surtout musol Gambia musol mbe tentula mbe jayla baki mo jama buka fo bari patilida ka fo wato wat na manke Gambia musolti tumando mbe kuma dole fo la UDP la bi bari hani bi faw ni ajibe nim funtita daoda musol le kasi yakelti hani mbe nyin siyo mento jang nga kon musol le siata kelti mbe jimbungo men kono woto mbe musol tentula Gambia musol mbal tentula mbal jayla mbe dualal fanal yen fo alla natomu menti on the 4th of December 2021 mbe kontan ngana Ousainou Darboe Kinimande jak commando abaraka ibe do ko menna enim fondinkel Gambia fondinkel ngajele andunte nyinala soma sining mbe koma felelala nga commando je anala fondinkel Gambia daoda anti Oli Dibawol Ramziawol aji yam seka ini bitu iko ibe tonya fulale fula bi mbala mo mfanal be moy la kinle o tonya fulol be kala muneti bari ngalon ko ke fulale be bulu jande mele ya declare so mbaji wela ibe mene kala be albe tentula mbal jayla be douala len for December on the 4th wala wote mela fa ngamira til tan saba nim fulale tuta mbesa long jumal tamu Gambiat ala barka baki welcome yo abaraka honorable kuma kangol kekuta mbe tentula mbe jayla ifana mbe nyaton kaya men tamandi kang na patio to Gambia bela patio patio executive member be jang honorable Bori Touré mba faran kontonna mba fala welcome afele sirin ko majang afana nata ajiyam sekala nyimbe ngomabe saying bengo kuntio CEO of team Delo Njukal dan deputy party leader ajiyam seka mbe kuma kango dila tella mfanan sen na pronota saying na saferok Ansu billahi mina seytaani rajim maa ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli si nabi Musa sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu chairman bi ànd ak yow di nuyu sa chairman bi Sibo maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp surtout ndaw yi maa ngi nuyu Lamine Mass suma doom di ko gërëm di ko sant si taxawaayam li moo de si parti bi ñëpp xam nañ ko Lamine jërëjëf yal nañ toog ba fayante taranga maa ngi nuyu High Excellence Ramsey Diab di nuyu honorable member Tambadou
di nuyu Oli Diba di nuyu executive member si fi teew yëpp Lamine Jammeh suma doom ak Bori Touré dama bare doom nag moo ko dama bare doom waaye noonu laa bare jëkkër maa ngi nuyu His Excellency President elect Alhaji Ousainou Darboe dafa fekk ne dafa liga rek pour ñu sànni karta waaye suñu neexoon dem seet xaw sa suñ mbooloo dama am meeting moo doon def bu yàggul nii ak ay nit ma woon leen ne UDP ñoo ëppa ci réew mi ñu ne ma buñ seet parti bu rëy parti yëpp a yem ma ne leen d'accord parti yëpp a yem waaye parti bi fi gën a yàgg am na te ki fi gën a yàgg mooy United Democratic Party boobu kenn du ko weddi may nuyu Malick Sow suma jëkkër di ko gërëm di ko sant di nuyu Lamine Jawara ñaari dëgg yi ma bëgg a wax tey moo sabali mooy xam nga jigéen moo war a am benn jëkkër waaye jamono ji fi mu nekk nii bés ni tey dama indi luwaa bu ees jigéen jum neex mu nga am ñaari jëkkër te tey am na ñaari jëkkër Malick Sow mooy aawo bi Lamine Jawara mooy séet bi xëcc daa ba xale yi ñu baax lañ man dama wax ne interparti bi ñëpp dañ ma fa jox cër ñoom xam nañ suñ demee ba jaxasoo am sax su ma waxee ñu bàyyi te loolu si kilifa yi yëpp ba si xale yi ñaari xale yi nag suma pet lañ woon si interparti bi maa ñoomay toog ñooy def lu nekk waaye saa yi ma toogee ñoom about 2 years dama leen di wax ne yéen a ngi waste seen time ma ne kii naka yu taade Malick Sow mu naa ma ne ko yow da nga intelligent Lamine Jawara intelligent yéen dañ leen soxla si réew mi te parti bi leen soxla mooy United Democratic Party ma ne ko parti yi ngeen nekk maa ngi wax maa ngi Facebook maa ko wax duma ko weddi duma wax waxeet ñaari parti yi ngeen nekk amun future in this country te yéen da ngeen am future parce que ay ndaw ngeen te intelligent ngeen jàng ngeen so pour waste seen time yaaxa seen future ak seen future njaboot ak future réew mi doo leen toog si parti yooyu man ñaan leen ne ñëw UDP yaaga na nag parce que nit du nekk si parti nga ñaan ko rek mu ñëw si saasi toog nañ seet càmbar seet UDP nag ba gis ne UDP mooy parti bi nga xam ne si lañ war a ñëw Malick Sow njëkk a ñëw yàlla def ma waxoon suma daalin Lamine Jawara ne ko on the 24th of December October 24th of October soo ñëwul rek sëy bi dina tas waaye sant yàlla nag dégg na suma wax man awma benn doubt ne dinañ add more ingredients si UDP li fi nekkoon baax na waaye dañ ko yokka parce que Malick Sow am na lum yokka te Lamine dina ñëw yokka ma gërëm moo saabali di tama di ko gërëm mooy moo saabali dafa ñëw United Democratic Party dafa ñëw yàggu ñu def suñ congrès bi mujjee te congrès bi mënoon na sew palace bokk exécutif waaye moo saabali utu palace de ndax am si utoon palace dinaa ko jàppale ñeneen jàppale ko mu bokk exécutif parce que am na ñu bare dañ dee bëgg a bokk exécutif national exécutif United Democratic Party waaye moom utu ko xalaatu ko sax te mu ngi woon si congrès bi te mënoon na ko te su ko utoo yàlla mun na koo jox place foofu li maa wone rek ne place saxu koo jóg place yàlla koo joxe nag te yéen itam mu ngeen am place mu ngeen koo ñàkk mu ngeen am place ëllëg mu ngeen am place gannaaw ëllëg mu ngeen ko am in the next 5 years waaye loyalty bi ngeen amee jaay ko seen parti ba mu jeex tax ba ñëw fii nekk koo man jox ma cër bu mu set bañ mun a wax d'accord ngeen bokk a ñëw yal na leen ko yàlla fay. UDP amuñ xaalis buñ joxe in fact sax ñun doomi parti bi ñoo dunda parti bi
yàgg na du tey amuñ moto bu ees buñ joxee amuñ xona tawsan buñ joxee ñun liggéey wi amuñ benn salaire waaye suñ góor lañ toogee UDP Lamin Jawara danga gore ku la jox moto jox la 150,000 su la neexoon nga dem waaye dama laa woon ne man sa jabar dama gore xam naa ko parce que buggewuma parce que saa yoo buggee nga yàq sa àddina ba pare yàlla moo amee wërsëg li nga bugga su la ko yàlla jox doo ko am moo bugga ñu góorgóorlu jàppale xëcc daa ba sonn na si réew mi dama ko dee wax ku coono nag yàlla fay la nga coono genuinely te ko si yoon genuinely yàlla daf laa fay waxuma coono yéena yi de te nit koo xam ne du sos du wax lu amut te jamono ji politicien si dañoo wax lu amut moom bokku si su si bokkoon man duma ànd ak moom waaye jubam gi ma ko xamee rek moo tax ma bëggoon ndaw yëpp ñoo fekk si ko Lamine Malick moo sabal ak ndaw fi teew góor a jigéen ñun mag nañ ba pare man dama ñaan yàlla jox ndaw yu jigéen yi ñu toog suñ palaas te moom dafa ñaan jox ndaw yu góor yi ñu jël palaasam yàgg nañ di ko oote bon ngeen góorgóorlu dara yàggaatu li ma wax mooy carte yi lañ soxla dama dee wax ne UDP am nañ mbooloo macha allah waaye carte yi ñu mbooloom ñu ëlbati ko sànni carte 4 of December ñëw na sorewut suba teel ngeen sànni carte ndaw yi da ngeen bëgg a xim ataaya toog ataaya ba waxtu dafa gàtta it's from 8 to 5 te duñ ko yokka xanaa kum fekk si kiw bi di nga sànni carte waaye kum fekk si ngay daw doo sànni carte teel leen a jóg ngeen sànni jigéen ñi nag ma di leen ñaan registration bi jigéen ña gën a vote ñoo gën a register you are the majority of ñi registered voter soo léegi dama ñaan yàlla niñ ëppee noonu nañ ëppa si result si xëccee daabo dëgga du ne nanga mi jigéen a sànni waaye jigéen ñi suñ sànni dinañ ko xam te ngeen bàyyi xel NPP pare nañ pour jënd carte xam nañ ne duñ gañe jënd carte lañ def parce que defoon nañ ko ñaami na waaye bii du dem trou parce que nit ñi am na xam nañ li xewoon te duñ ko nangooti jaay sa carte danga am naxar juróomi at naxari suba ak ngoon te kenn du la ko saafaraal leneen li ma wax ñun jigéen ñu bàyyi xel ñoo nekk si marché bi Adama Barrow suma doom maa mooma ànda too mu ne na wàcce maa la to $700 ba moo ut waaye defe ko waaye moom mu ne sooy ut nag loo neex nga wax soo toogee def li la neex ñun nag dañ am suñ manifesto génne suñ 5-point agenda 5-point agenda bi li ñu wax noonu la ñu doxalee su nguur nee ko lu ñu wax de lu ñu neex wax suñ paree doxal lu ñu neex loolu du am ma li leen gërëm di leen sant te li ma ñaan mooy Lamin Jawara yéen nga jig United Democratic Party Malick Sow yéen nga jig United Democratic Party yéen ngeen ñëw victory celebration suma kër ji nga suñ na wiiw daabo damaa def launch pour ñoom ñaar ak man xanaa ki maa invité rek moo saabali mu seede ko inshallah jërë leen jëf thank you very much jërëjëf aji yam mbafule ko congratulations ila doku wala nyinti imam bata imam pasi politician o nak ibuka bata ibuka pasi woto menu be ramoy lola men be jibe rola al se yakanyim muske bala katu momo bulata momo sanji fula say nak kari kilin ne tutaje ali nga finti molu kang ye na United Democratic Party ngadiamu pati molie ko mo kana ngoma hanin tanoli alon kon to le gagneta bari gagnengol la fawle nyara majority ye ay sia diamu jama kana taraye Lamin Jawara nak I have a lot of hope, trust and confidence in you. You have a lot of verve and vivacity. Laftay finti fonding kewol kam bundung anim bundung ye bantala ye na United Democratic Party ye carte o fay fanang get out the vote campaign in Malick Sow alors aji am seka be instruction dila mol ye finti ye carte o fay ñi mu ñaadu mboke lol ta ke lo ma ñana sone yala woto mbal tentula mbal jayila saying li rosuti ata tongala men kana diamu so man kata wole nominate na patio to yala patio me alonko United Democratic Party lang
Chairman Tobulo. Somalen Kata United Democratic Party la candidate nominate. Somalen Kata Agiyam Seka la candidate nominate. Come on, Somalen Kata Agiyam Mudawiyabo la candidate Kata nominate. Somalen Nyami Kol la Penyam Tango. Come on, bro! La candidate na parti ole ba nominate la katul latam fannale na luwa noma cool bebe ketayade adebe correct ring cool bebe 5 come on bro His Excellency the next president of the Gambia. Abarakabake, Mr. Sabali, Commando Moderator, Abarakabake, c'est Conton Rodi, Ajiyam Sakala, Deputy Party Leader and Deputy Secretary General, Kafako Patiola Nio, Nara Julumu. A battle bulunu watu la watu wamealam kaka koleata bake ay julo nyi patiola ni julo nya ya muta bambanta aya tankandi aya kendi fananko melbe afe patio nyi kono I hanyita kadu ni muso lota ya jame nyati lingla kayako ikobe menkela ake ikobe musada wa soron asoron bani asoron fana mbiye wutla jande ko nyambo ke jamaate hanila lola koku mo fu ya jamme in fact ke jamaale fana ye kulla bayi ke jamaale yemanta to ajiyam be kontonna baake be musol mel be mabere njanto sa be konton kapa ka be kilin to fo be ko dala wan sibe I konton barbitum namanyo men filita manan sa funtita nan nata fu o suddenly wo fongo wo fo ha karabangalo wo fongo konton ani head ya company janke bal kontonna Chiamano Singate be kontonna Mr. Jawara Lamin be fanan kontonna bafole ko welcome to United Democratic Party welcome to United Democratic Party physically but na long dankane atako Haniserum ila mirobe United Democratic Party to ka jubele wato wadi ka ko tonya nyimpati ode ngangani osota ile so wala nako physically welcome to United Democratic Party ela joining United Democratic Party political to Cuba because it is high profile joining high profile person katika patio aske nyawo nyama nala wala deputy leader or a high profile political personality and for a high profile political personality a decision ta ko be party mento magic kutenke kavo ko itala ko be ke kanyame ila mirali ame nyame wonin tala miralia tembeta moto
mbe foro yale kala pati oni ngabo joto ngata pati ko tende ma yalon kavo ko wala ta mandrinya ay nyafa adu nibe hamme killing kat ko mol katale pati o kono wada hamme killing tela jeto do bi jeto instead of ay pati o baluni alafta kabalu pati o la dol big pati o kono palaso mensi palaso garantie wala yatna ikata pati o ikatra o pati o nyon kono o ika political affiliations nyolke because il laftal ko ila palaso le garantie e kana boni jeto but as deputy party leader ngal sobita nyinna ko ndafala ko ngalo ban sobita nyinna ko if you demand from the current government kon lafta nyinna le badi le ari kono nto kala because that is not in the interest of the Gambia. Memu Gambia interest wolo ngabo mbe party omento ngata UDP be ngadete nyola be ngante city kamanza kunda sindi banko kan me yalon kafoko wala bente nafala wala be mbadil nafala mbadil mel be barjali abe nafala mbadil mel dan ko ibe nyani karakoten la manza kunda membe nafala mangen kafoko ko do tala kake ilaji fol kono barka kul tamandi banko kam me yalon ka ko khadama di momo be nyim banko kam fo banku din fo manke banku dente so lon asi be nyim banko kam nyama imari isi wasno nyina ka ko Gambia me yalon kam bijeto Gambia kendolo adu ibela banunya saharin sotla am manke nyin ka ko be sadadan kala ibe fem ni kam so I congratulate for that and welcome because UDP I believe is that 2022 the 27 years of misrule me along kawka katabanko kan 2022 lam wala rectification mbakala the actual transition Gambia transition actually had originally intended to be from for 22 year rule, but now it's going to be a 27 year rule, a 27 year of this management. So for you to be part of that change, to choose to be part of that change, is really you making history. You are going to be part of it. That very historic moment. You can turn up around and say, yes, nyanda menkelana bankoe ngakaele. Aja Jamsa came memfo Modu. I came Hafananata, I joined our party, and at the time, I know Dangalong go discussion schemes to make him Secretary General. In fact, Kamara, Ibrahim Kamara, to moment of a Secretary General yala, no plans no long kavako, ball and Secretary General yati kijeto. You be cook in a sukutale, Sadamong Siltanan Sadato. Siltanan Sadato, you be cook jeto. Because we have to clean the civil service. We send down the UDP support as member to civil service. Be nimme bondi no nimme bondi na civil service lafta kenyame atekeno la bao wal bela bela ka ko kole tale according to laid out procedures. Yeah, your plan of ado yok mo to ndiat loko. Now more don't know. Oh my God, you know, this God sent gift. More than a pickup and more than $150,000. Yeah. But, yeah. Ako, Amanta, at the first indication, ako look, Nimfen left the UDP Malanya Nyoborola, Oto, Ne Dala, Ne Kote Bole Dunadi. That was an indication to all parties, Well, apparently, Kana UDP. And another UDP, not because all of any place, and I can attest to you, Kafako
funding ke wonyulu a fankala fang bole amantra do kula aba alala funding sraya kono ka sutra aka fang soto but na fem soto he plows it back to the young people by providing them sporting gears, football lombang, jerseys, and so forth. So we want you to work with him. We have a lot of dynamic young people in this party. Ate, Ibrahim Adiba, Talib, Lamin Sade, Oli Diba, Yakumba Jaite, our Tambaro, several of them, young people, Melialon Kavako, 45 years line with my cross follow. And these are the people, Gambia, basically Melasam. So you coming now to work with those people, it's a great hope for the Gambia. So, it can happen only by bringing the Bahama boys. And I hope also there are the Bahama girls and the Bahama women. But, others, Melialon Kavoko, as deputy party leader, it all outrage is very national, it's just not Bundu. It will be from Carton to Koina, because that's the whole essence of the leader and deputy party leader, and maybe even the secretary of the administrative secretary of the party. So those elements, Melialon Kavako, Ibijeto, please, we are not hiding this from the GDPD leadership. Go after them. Yaitandila ko bankola na famu menti wolomu hanin GPDP leader nyim fan ngata nga bondi nga yafasi abo coalition furing mankono ayena ka duni na Democratic Party and he should mantra he should. I'm on media dunia biabe is on media. I have 2 or 3 shots janto I mean dinner and kawala lota la mansi safi biye na wife la si sabijet afanta akonya ko itelum fama nyaje bintel be diamuno on a political platform itala yakendi ni tatanu ntelte konfi ntelte han la konfi itale bunda ilentel be koma ngamira do am kuma de bema aw ya moyle aba moy kan adu ngamiro ben ko be hani abije so ngada nga fang tu kana ngada adu sake no we can do it yeah? But we appreciate you and Malik, you can appreciate Kavakowel, at least you have given testimony about UDP cooperating Yamin. You see, UDP you are in the Kavako no combo no Bojante Bojamba no la combo. Yeah, elect at Congress as deputy party leader. Or Congress clearly elect as the Secretary General Party leader. I have no authority. No, as Secretary General. Because party authority diala, and I cannot dictate to her. Now, Kavo Imari as party leader, therefore, tell a committee no. I'll disclose this to the public. Journalists who are the trial no Manson of but the 3-year Jordan and 5-year Franco debate in three good meetings. Ngoleke. Executive members no dame muta yole muta ngadame muta ngomuta. But me ben no to cover ko dia ko ante lafta menal bole kala no. It left a menkela. In sonta wolera. Why tell can party ni. I should just try to convince them to my own point of view. And if they do not accept my own point of view, then I should really defer to their view. And yes, hanimo modo admabaro yolone because I've been executive colony. I ajelen party can manage nyam can run nyame no dictate no appointment. Kan ngama ile ka ko the president can appoint as the
diaspora secretary. Imam Congress. I currently appoint as administrator. A political party that is going into a major election. Wo mokilina kamotombo. Bi ning mo sabali na la koku yata nye, bi najina kurun la raga fa nge boni palaso nyendo. That is not the way to run a political party. Come on. You don't run a political party because you think you are president. Your cabinet, yes, you want to run your cabinet the way you want to carry left at Lamina, but then political mola patio. If it is truly a people's party, the people should have the voice in determining who should be what in that party. All of them, Melbe Aljeto, for Adama Baro Lombang, for Lamin Cham Lombang, for Fatmata Jawara Lombang, they were all in the executive of the United Democratic Party. Yalon and El Caron Nyame, we run on a true democratic principle, and that party leader is just primus inter pares, and Mantambi Momola Party on your government. And you come to realize that, and you come to also realize that, we are very accommodating, and we will continue to be accommodating. And we see, we imagine Kafuko and Nina Modo, Aledoko Kanyama, and Wafa Kumakuna Kafuko Musolu, Namusole. Be United Democratic Party ka movement and fa ka fa ko haniye janju beter ka musole siata jandu and for UDP the proof of it is that non-nomination musol mele alon ka fa musol mele am ka fa ko le nominate 11,954 women 11,954 and Sulata Nung 5,000 lela overall ke musu banko bekam wuli lulun Sulata wala bar musol mele ka ina nomination fine kombe mendi la IEC la wuli keme wuli tan ninkili keme kononto ani talul ni lul so aya doublé le 5,000 but Kewolo Willy Woro Tan Warula and then that Willy Woro Willy Woro Kemawarula Tawaro Nimfula Kewolo so almost Musole Kewol double Kaja Kavako Najuko Memenka wala Kavako Musole be Nyamanza kuna sin la janto yaita la nomination extra title men soto na yaron kavoko ba muta kandidate napita IEC fankanta kambar ni ko wo musol men 2020 musu wuli killing keme saba tan saba ninnane musolo kewlo taworo nilul taworo no keme woro talul nilul again nyem fana ya double so kaja kavoko musol really it delivered in Padioni, it about a forefront. And therefore, Adiyam and Isaac Fonye, the national president of the women's wing, Ajas Kanaka, Yafako, Gambia Musolu, and Gambia Musol Mabado Koka. Yaita the UDP Lale, Ital Parata Menkela. I don't, Itewo, Yamandao. Ajabata bal nyolbe yama really we owe a lot to you people atale akende what we are today natal tonu ma fonte mamma nade bari mota bala kalama bal la bake and welcome back and welcome and once again welcome Mr. Jawara and welcome mbele ya moinyola party leader même for political science students nak ni malti nyin diamu sifal ali record ali mabo it's worth gold premium gold kato la you say même for UDP la quarter damma
mol be ñoo kaja fi kansaye ko janni be system change ke la parti yo change do la parti yo change ta junal de o don to le pareta pour que system ki change ke party leader congratulations and thank you again for light bulb moment ma yalon control be le 40 je men kum mayata je nak party leader men fo aji men fo honorable Mbemba men fo kitabo ka sami'na wa ata'na nga moy nga tamala fondin ko altol tamu patriote ban na ke balante nte damfula de be bulale no male nga yamarota fo wato me fa ba fala saying alsi woto fondin ke patio fala pour fondin ke wol ala baraka chairman ila mol thank you very much insedeng allahumma salula ngana be ngokum fa wala ala baraka thank you bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sallam allahumma salli wa sallim ala sayidina مولانا محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين صراط الذين يا شو mbaɗigolo albela o moye ñoola Yes. Okay, d'accord. Anti oli gene won mas mi mo gëna nice mom du dee gën a mas de moom anti yam 100% maximum yawra mata kan rino man ma ke wala kontinate be mum bay faro guys, stay tuned. There is another presentation. Guys, stay tuned. There is a special presentation again. Yes, two of them. Yeah, we want two of you. Okay, let's start. Okay. That's why the land matter. More or less from the club. So I'm going to do UDP so I college like for the Jajam. Kasi si ali na mo la ko kare. Duma. Dole be tuba ko ko adabi ji.